man li ma contre mooy ngay def mbalax bugg impose sénégalais ni rap si mbalax la jóge rap jógewul si mbalax rap buggi down Bronx la jóge South Bronx ñun ñi moom mi dem New York xam na li ma koy wax boo demee américain la de mais xam nga la moo gën a bon yow nga ni rap si mbalax la jógee ngay rap di sol kon américain solol tengaado ak grand boubou loolu mooy suñu culture laa la bëgg a expliquer donc nag dafa amoon benn kii boo xam ni jaxase bi ñu doon jaxase xelu nit ñi ak affaire ñun il fallait dire stop à cela donc loolu la bon donc on a fait un morceau mu tuddee ko first round morceau bi nekk hit nekk tube de l'année nekk meilleure vente nekk affaire yu bëree bëri après bon loolu jeex mais est-ce que gisoo ni que comme moom li mu wax xaw ma ndax rap si mbalax la jóge mais moom style bi mu doon def léegi moo prôné non mooy jaay non lan Naija music waaw Naija du mbalax Naija Nigérian ko créé. waaw mais wax si Naija music. waaw te Naija music that's not hip hop. man dama ne chaque jour du hip hop ñoom tuddewuñ ko hip hop. ñoom Naija la ñu. mais traditionnel nigérian la. mais style musical bi xale yi di def nii. bokkul ak bi Fata doon prôné nu mu tudd. bi rappeur yi di def léegi te muy jaay. non booy yi nii ñi ngay dégg ñuy way si télé bi chaque jour mu wax leen ko. waaw lu ñuy def Naija music la ñuy def. waaw xam nga Naija music. waaw ñoom d'accord nañ ni loolu la ñuy def. loolu la ñuy wax afrobeat ñoom. mais loolu soo tuddul afrobeat ñoom ñoo ko tuddee afrobeat parce que Fela moo ko créé. Nigérien yi Ghana yi am na ñuy wax sax jógeel Nigéria Ghana la jógee. comprendre nga dama lay expliquer man je suis un musicien à part le rap hormis le rap je suis un musicien. mais est-ce que du loolu mooy jaay léegi li Fata doon def xale yi di ko def lépp a ngi jaay nit dof deful loolu te pourtant day jaay comprendre nga Dip morceau yu bëri hip hop la yaa may dégg is 800 mais Dip day mixé de non de temps en temps day mixé li ko lan moo ko pour mën a capter fii capter fële waaw dañuy waxtaan dama ne début bi lu tax nit ñu xam ko hip hop la wala du hip hop hip hop la lu tax nit ñu xam ko parce que gars yi dañ ko leen gis nit kuy ñëw di wax bi di leer muy leeree noonu di seet si benn bitu hip hop comprendre donc loolu laa lay expliquer xam nga ay Elzo Jomb Dong ay boo yooyu di rap yëpp ay ba ci l'autre sama beneen raq bi Omza Dollar ñoom ñëpp hip hop la ñuy def mais boo demee def leneen da ngay am fierté ak pride ak courage wax ni lii Naija music la man tey ma doon def Naija music damay taxaw ni Naija music la. mais est-ce que gisoo woon ni que moom Fata il avait vu juste. mais pourquoi ñuy. non parce que xam nga lan c'est une émission pour Fata wala. non xam nga lan moo tax parce que boo nee Daddy Bibson tey jii boo génnee. nga def micro trottoir. li nga wax sànq sa titre boobu. li mu jël dafa bëri. prix yi mu remporté dafa bëri. alors loolu ala kulli àll yow day bokk sa carrière. mais man je regrette rien si li ma def sama carrière. waaw comprendre parce que lépp lu ma def dama ko doon def. avec intelligence. fii Sénégal mu am ce grand nombre de rappeurs dama lay wax benn exemple bu ndaw c'est pas pour rien en 2004 xaw ma 2003 ñu boole ma si 100 personnes la ñu woon man maa jëloon 40 si yi gën a influentes au Sénégal comprendre nga c'est que li ma lay expliquer benn affaire am na man bëgguma quantifier wu si loolu ñoo ngi si wax boobu ba léegi mais dama ne la hip hop ba àdduna di tukki hip hop lay doon ku si def leneen yow yaa xam mais hip hop lay doon muy États-Unis gars yi dàq jaay si àdduna bi ay J. Cole boo leen demee hip hop la ñuy def ay J. Cole dernier album Beyoncé bi moo ngi toj ay Kendrick Lamar. mais loolu États-Unis la. non mais ñun fan lañ jëlee leneen ni ñu defee fu ñu ko jëlee. waaw mais loolu dama lay laaj fu ñu ko jëlee. c'est pas obligé mais donc bu ñu ko tuddee hip hop nañ ko tuddee Naija. ñun mais c'est pas obligé que liy jaay États-Unis jaay Sénégal. réalité jaay ba léegi yow. mais xanaa yow doo comprendre duggoo si monde hip hop bu baax a baax booy déggoo li ma limal la man les premiers albums de Dip that was hip hop la mixtape de Dip au moins laa la bëgg a expliquer bi ko lancé. hip hop nee naa la dafa varié de. mixtape bu Dip bi laa dégg nga ko bu baax lan la woon Naija music la woon wala lan la that was hip hop dëgg loolu du dëgg ay Omza Dollar ay booy Karbala. booy yi nga xam ñoom ñooy la jeune génération montante hip hop lañ doon def léegi nag bu leen neexee ñu jël Naija music def ko ñu tuddee ko afrobeat lu leen def but it's not gonna be hip hop. yaa ngi may dégg du leen tax mu nekk hip hop munul nekk loolu that's not hip hop. yaa ngi may dégg man j'ai fait 2 albums yu may génne le 1er décembre incha allah à Thiès benn album bi dama wax gars yëpp ne that's not hip hop beneen album bi mooy hip hop bañ naa ko mais benn album bi. that's not hip hop lan la. bon lépp la c'est de la variété j'ai fait comme bii jaay léegi. non amul dara morceau daan may jaay léegi musique yëpp a ngi jaay mbalax day jaay wala jaay. mbalax mu ngi jaay. mais musique moo évolué def rek ñu dem defi mbalax.
waaw mais musique moo lu wër la ñuy jaay luy jaay rek la ñuy wër dañuy dem defi mbalax. yaa de grand non mën nga bañ a defi mbalax ba pare di jaay mais musique moo évolué muy mbalax muy rap muy il y a des gens yoo xam ni ils font pas du mbalax ils font pas de l'afrobeat te ñoo ngi jaay. bëri na fi ay booy yoo xam ni fu ñu tëgg booy xuru. booy bi commande produit temps yi moo nekk ci kaw. booy boobu lan lay def. est-ce que nekkul ci kaw entre yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci yenn jeunes yi mais bu ñu xoolee ci musique sénégalaise. xam nga dama lay expliquer gis nga feeñ télé taxul mu dox taxul sa concert dox. feeñ télé taxul nga am tour fi ñaata nit mais feeñ télé jaay def concert mu fees dem tourner. la musique en tant que tel muy mbalax beeg lépp ça vend plus. xam nga lan mooy jaay les concerts nit ñi nga am respect si nit ñi déglu ma wax la bu ñuy waxtaan ndànk rek dinañ jubóo dama lay expliquer ni la musique faut pas qu'on fasse de la discussion de sourds da ngay déglu ma lay wax dama ni la génn télé taxul nga feesal concert génn télé taxul nga nit ñi bëgg la génn télé day tax nit ñi gis la day tax nit ñi xool la comprendre nit ñi nag bu ñu dañoo kumpe si yow bu leen neexee mun nañ apprécier à leur juste valeur mais li ma lay expliquer génn télé di def ay musique yooyu taxul kenn dem say concert la musique léegi elle est électronique ay temps ñun nit ñi dañ doon dem Sandaga si Talla Diagne si Omar Gadiaga si Bàcc Gadiaga di wëri suñu musique mais léegi da ngay tëdd sa nelaw sa lal di nelaw rek benn affaire ne teg nañu nga xool ñu yónnee la musique xam nga lan ñi artistes yi si boppam ñooy pirater seen bopp léegi loolu moo lay wan ne musique bi ñuy def amatul valeur yaa may dégg musique yi am valeur mooy musique yi ñuy jug dem ñàkk dem jëndi ji ko comprendre nga musique bu la neexee di nga dem wër ko fu nekk ba jëndi ko loolu laa lay expliquer génn télé ak ay nit ñee ngi déglu musique yi ñu la koy def dala ton loolu taxul nit ñi bëgg sa musique nit ñi dañ ko déglu benn son boobu mais xam nga lan moo tax génn télé taxul nga feesal mais des fois feesal yi ñuy feesal ak déglu bi leen nit ñi di déglu ñu koy partagante looloo tax yenn plateau yi ñu ciy invité ñenn ñi nga xam ne ñoo gën a invité si ay aussi xam nga lan moo tax ñu la may bañ am na plateau dañ may woo ma bañ barke Baye Niass comprendre ma la c'est mooy gis nga pënd ak ngelaw bokkul dama lay expliquer gis nga na nit ñi comprendre ni am benn temps nga def benn musique nit ñi déglu ko benn 1 mois 2 mois mu dem ay musique à jeter yooyu taxu ñoo jug ñun on fait la musique réelle on fait la musique utile léegi bu leen nit ñi bëggee nag yow loolu bénéfice la si yow parce que yàlla mooy xool ku ko neex fal ko heure bu ko neex comprendre nga mais dama ne ñun la musique marche toujours pour ñun parce que fu ñu wooyee nit ñi ñëw donc la musique marche et marchera toujours ba ñuy bàyyi musique parce que c'est du vrai c'est de l'utile c'est du respectueux daf nit ñi dañu respecter li ñuy def bokk la ñi nga xam ne mais dégg nga son bi yónnee ma ko gars yi yónnee la ko yow artiste bi si boppam yaa koy yónnee nit ñi loolu du musique loolu taxul ñuy wax respect mooy nit ñi dañuy jug dem seeti la comprendre nga dama ni la fëgg jaay ak prêt-à-porter mais évolution bi mu toll nii yaakaar naa ni am na public boo xam ni du woon sax yéen seen public autant léegi gis nañ ni que rap ñu ci bëri jigéen ñi góor ñi ëppatuñ ci jigéen ñi xam nga bu njëkk ba góor ñi rek nga daan gis je l'approuve pas autant de Positive Black Soul autant de Daara J autant de Pifras autant de Rapadio li doon jigéen ñi doon ñëw suñu concert yi amul si benn public actuellement c'était des dames des filles yoo xam ni de bonne famille conscientes yaa ma dégg mais loolu est-ce que du début ba la woon début rap ba la woon début ba yi commencé yàq rap bi laa lay wax ni ba bi ñu commencé yàq rap bi la gel yi daw. Merci de vous abonner à Pikini Production. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.